gannaaw ba nga xamante ni nag fan yëpp ñu ngi dégg ni laale na rek ci mbirum passeport diplomate yi démb gis nañ vidéo daal di dugg vidéo boo xamante ni rek moom tamit à son tour Thier daal dina koy filmer seen waxtaan waaye it ay révélation tamit jugaat ci mu dem ba tudd sax ki nga xamante ni mooy Nick Doff di expliquer ni yore na passeport boo xamante ni may nañ ko visa pour 10 ans renouvelable. Donc man nag Ameth beneen angle lay ñëw ñu waxtaanee mbir mi mooy fan yëpp ñu ngi ciy débat di ci waxtaan mais man beneen côté laa bëgg ñu ñëw waxtaan ci mooy lan moo sabab lii nii yëpp. lan moo sabab ni tey képp koo xamante ni rek boo yaakaaree ni moo war a faj sa aajo wala moo mën a dimbali askan wi ñu jàppee ko référence wala héros ci ginnaaw nga gis ay njuuj njaaj amaat lan moo waral njuuj njaaj yooyu di am au fond nit yi ci boppam ñoo amatul benn valeur benn gëm-gëm wala extrême pauvreté moo ñu dugal ci lii nii yépp li tax ma ne extrême pauvreté moom ci biir waxtaanam boo leen dégloo bu baax mu ngi évoqué mu ngi am ay jafe-jafe pour fay loyer wala sax joxe dépense familiale bi nga xamante ni mu ngi ko war a jàppale famille wam ay parents wam difficulté yooyu noonu ndax tamit war na pousser nit ki mu dem ba def naka sudul noonu mais je pense que il faut que tamit des fois ñu taxaw ci cause yi lan mooy pousser nit ki des fois muy dugg ci yenn yi lan mooy pousser yenn saa yi nit yi ñuy dugg ci yenn njuuj njaaj yi ndax je ne pense pas que ñëpp ñu koy def rek dañoo bon mais extrême pauvreté bi aussi dina pousser jeunes yu bëri ñuy dugg ci naka sudul noonu ba li nga xamante ni mooy xaalis bi nga xamante ni ñu ngi koy dépenser tout le temps pour di jënd visa wala pour di am passeport diplomate pour dem di voyager defe naa ni ko Wally Seck waxee rek bu suuf neexoon golo du yéeg tey dañuy taxaw ci point boobu noonu waxtaanee ko tuuti parce que ci réseaux sociaux yi aussi boo xoolee commentaire ñi nga xamante ni ñooy internautes yi point boobu démb soulevé nañ ko ñu bëri waxtaan nañ ci vouloir voyager à tout prix est-ce que jar na ko mais est-ce que tamit dem nañ ba gis loo xamante ni mën nañu retenir fii ci Sénégal ba jeunes yi tey dañuy liggéey rey seen bopp dajale benn somme boo xamante ni war nañ ci sax mën a investir liggéey mais dañuy préférer jël ko jëndee ko visa jëndee ko passeport pour dem tukki daani seen doole lan moo waral ñëpp a bëgg dem lan moo waral ñenn ñi daal di rek bàyyi seen valeur daal di préférer def ay njuuj njaaj tamit pour assumer li nga xamante ni mooy seen besoin au quotidien mën fekk seen ay soxla liñ ciy gis bëri na muy taux de chômage bi tamit yokku na ko jeunes yu bëri ñu ngi liggéey yor seen lijaasa mënuñu am liggéey et loolu dafay poser problème dara gënul metti jeune boo xamante ni da nga toll ci tere say waajur amoo loo leen teralee amoo loo leen jàppale boo xëyee pour nga ndékki sax c'est tout un problème kooku est-ce que tamit benn instant facilité wuñu ko pour mu dem dugg ci ay njuuj njaaj dugg ci loo xamante ni waru ci dugg ay question la yu bëri yoo xamante ni nag démbax tey ñu ngi koy posé wu ci vidéo bi nga xamante ni ba mu génnee ci ki nga xamante ni mooy Simon ni ma leen ko waxee tamit ci njotteel bi tudd na ci ki nga xamante ni mooy Nit Dof après ñu ngi xalaat est-ce que sax vidéo Nit Dof amul ak Thier est-ce que tamit boobu tamit duñ ci dégg beneen tur parce que lii commencement la am mais xamaguñu fan lay jeexal voilà. non. mooy lu ñëwal wàllum seuil de pauvreté bi ak yokkute bi nga xamante ni mu ngi koy jël tout le temps manque d'emploi bi parfois muy pousser nit ñi ci yenn comme ni baat bi ñu doon wax sànq c'est-à-dire mën nañ ko tuddee des folies en fait parce que tey bu ñu xoolee un jeune boo xam ne li muy wax mooy Barça wala Barsaq loolu li koy pousser mooy c'est parce que tu n'as plus de choix et amatoo aussi yaakaar par rapport ak fi nga nekk ak la nga xam ne ni jàpp nga ni sa biir famille ak la nga leen war a jox bés bu yàlla sàkk ngay xëy di jàkkaarloo ak ñoom te mënoo leen satisfaire ci benn besoin te parce que frappé nga à toutes les portes donc day nekk beneen problème boo xam ne tout le temps day survenir wu ci ñi nga xam ne ñoo di les Sénégalais parfois mu leen di pousser aussi ci yenn décisions yoo xamante ni c'est difficile à comprendre et par rapport ak cas Simon bi nag moom boobu moom c'est autre chose parce que quand on entend les explications qu'il donne de façon boo xamante ni nii il ne s'attendait même pas que ni kii lii ak lii moo xew mais est-ce que aussi réellement facteur de pauvreté wala niveau de pauvreté war na mën a pousser ni que ci yenn faits wala ci yenn engagement aussi ça aussi c'est autre question yoo xam ne ñu war a mën a xoolaat la mais quoi que l'on puisse dire moom au Sénégal on est arrivé à un stade boo xamante ni métti na lool c'est très difficile et ça fait mal que nit ki parfois tey muy nekk problème ci moom que mu mën a subvenir même aux besoins de sa famille xëy jàkkaarloog sa famille ñi nekk dans le besoin et que mënoo leen satisfaire loolu c'est autre chose
en tout cas doy na waar daal mais li xew ci ñii nii ak seen diggante ak l'autre là moom voilà c'est inexplicable. Personne ne peut comprendre exactement. li nga wax dëgg la tey je pense que dara mënul justifier njuuj njaaj bi nga xamante ni dugg nañ ci mais day baax yenn saay ni ñu koy waxee góom boo ko bëggee faj da nga koy xool li il faut ñu xool tamit cause yi lan la parce que tey ñoom ñoo fësle mais ñi koy def bëri na lan mooy pousser jeunes yu bëri ñuy def rek yi les pratiques je pense que extrême pauvreté bi la waaye it li nga xamante ni mooy taux de chômage bi nga xamante ni fii ci Sénégal yàgg nañ cee waxtaan jeunes yu bëri dañuy jàng am liggéey su ñu am liggéey et voilà duñu xam nga bi am na benn reportage bu Sophia Thiam defoon dem seeti ay buujumaan kenn ki mu koy laaj li tax ngay agressé mu ne ko parce que aw ma liggéey su ma amoon liggéey suba ma bàyyi agressé xam nga loolu c'est très grave benn jeune toog di ko wax nii pleinement loolu daal moom la ñu suscité démb ci vidéo bi jël beneen tournée bi. je pense ne ñàkk moom gars yi bëgg a tukki. parce que man gars yi bëgg a tukki nii li ñu am man aw ma ko de te bëgguma dem c'est-à-dire man loolu tax man jàpp ma ne ñàkk na parce que ku dajale 3 millions wala 4 millions naan nga bëgg a tukki. si dajale bi tamit. sa yaay dem leb kee dem tay lekkale oram dem bokkoon na te tey. waaw ko dajaleel la ko ça dépend aussi tamit ci am bi. waaw c'est que mooy li may wax sax est-ce que duñ définir luy ñàkk. c'est-à-dire ki ñàkk dëgg amul lu mu denc c'est-à-dire ku ñàkk day dëpp ci ku ñàkk mënul denc 1000 francs parce que saa yu xëyee dafay daw xawma nan laa ko mën a tuddee dafay daw ci dépense day daw ci dépense kooku talul denc bay xalaat voyage maintenant léegi lan moo leen di pousser nag man loolu moom daf ma jaaxal ba léegi parce que loolu investir na ci dëkk parce que am na aussi benn boy bu ma ci daje woon temps yi ñuy doon def immigration bi mooy reportage bi ñu fi defoon ak yenn immigré yi demoon ba rëcc ñibbisiwaat question yi li ngay expliqué nii loolu lañ ma waxoon dem une première fois dajale ba amu toll ci ay 300-400 mille investir ko ci lenn mais ni muy doxee ci marché yi léegi da ngay toog nekk fii tey état bu Sénégal ñëw na day tabax wala day def na tas sa place say bagage wala yu bare jaaree fa yàqu du genre c'est-à-dire yéen yooyu yëpp mbokk yoo xam ne parfois mu këpp seen kaw manque d'espoir encore lay jur parce que da ngay jàpp ne soo dajale waatee au lieu ngay investir boo ko yóbboo rek fële peut-être mën na la jural leneen yooyu aussi sont des facteurs yoo xam ne yu bare la. ba pare man moom sama xalaat pour man influence sociale la rek mais du ñàkk. non bokk na ci parce que lu ñuy gis mooy Babacar dem na Europe am na oto am na immeuble man bu ma demul Europe du ma ko mën a am il faut ma dem Europe. sa yaay tamit wala say parents ñu baal ma. dina ci pousser parce que sa dëkkandoo bi wala sa doomu wujj bi mu nga kaaw mu ngi yónnee xaalis ñu ngi koy woo téléphone buy ñëw indi ay yére yu rafet indi charité ñu ñee ko moom it di la pousser par la force pour nga dem Europe ba muy jur géey mais quant à ñàkk parce que ku ñàkk amul passe Europe que ça soit gaal que ça soit visa que ça soit avion. mais njuuj njaaj bi kanaa foofu njuuj njaaj bi parfois ñu dugg ci yu dëgg. non bon moom nga yoroon nga ñàkk ci yàlla. affaire business. bon moom saa boo tàmmee bon nga nekk rappeur nga nekk musicien nekk présentateur ak journaliste yor milliard ak ñàkk yor milliard ak ci yam bo da ngaa bon rek. mais nañ may tondiku tamit di ñëwaate li sama waaji di wax salaire mayewul yenn train de vie di nga gis koo xamante ni nga ñëw ko ne ay waaye moom de li mu am nangam fekk yow yéen a bokk di ngeen di xëy di wàcc waaye moom da cay rax leneen yow nag sa salaire da yaakaar donc mënoo ci bu pas te permettre de vivre yenn vie yu luxe yi nañ bàyyi di ñëwaate surtout bu ñu gisee nit ki lu mu am yow amoo ko sante ko yàlla da nga nekk ci sa yoon. yamale bëgg-bëgg. waaw fu mu bëgg a wax Rose moom mooy parents yi nañ dimbali xale góor yi si may bu njëkk yi parce que tu ne peux pas aimer Aïda Mbène wala nga aimer Rose nga ñëw on te demande des millions ne la je préfère ba may la Babacar may génn Seneweb ka yow mi nga xamante ni yaa ngi jaayantu ci bunt bi bokkoo ci yax bu rëy bokkoo ci lii bokkoo ci laa alors que les hommes d'aujourd'hui xale yi dañoo bëgg avoir ci les belles femmes da ngay gis les Sénégalais sont très belles mais mënuñu leen takk ils sont obligés de faire quoi faire la mané ak di maanaam mbubboo lu ñu doon tey jii ñu ci bëri dañuy takk jabar ba pare seen jabar yi wala seen goro yi door a découvrir ni en fait ñii dañuy dund ci luubal jaay lii koo ci laaj mu ne la damay business donc pression sociale bi mu doon wax man ci angle boobu man foofu laa préféré waxee aujourd'hui ñoom ñëpp bëgg nañ am belle vie mais amuñu liggéey bu leen koy may bëgg nañ conduire des voitures gondi am jabar bu fi dàq alors que yombul tey ñu am ko ci biir kër yi. effectivement en tout cas ku nekk na koy jël def ko question boo xamante ni rek c'est personnel ñu jéem a xoolaat lan mooy raison yi
ak lu munti am ni ma ko waxee rek ci njorteel bi dara mënul tax ba ñu cautionné rek li nga xamante ni mooy ni ñu doxalee ndax lu bon moom jarul def ndax mujjantel bi doo xam daal doo xam donc dañuy waxtaanee ci deuxième point bi rek muy avortement médicalisé bi nga xamante ni booba léegi coow li bëri na lool ginnaaw ba nga xamante ni association des juristes femmes ñoom fësal nañ ne dañoo bëggoon ñu médicaliser li nga xamante ni mooy avortement ki ko jiite nag di Amy Sakho moom ñoom nag liñ ci doon sàkku mooy avortement médicalisé boobu ñu jagleel ko jigéen yi nga xamante ni dañoo nekk ci en phase de grossesse am ay jafe-jafe ci biir grossesse bi wala ñi nga xamante ni dañ leen violé par des étrangers wala rek par certains membres de leur famille loolu lañ doon fësal ci biir xeex bi ba tax na ñenn ñi ci jigéen ñi d'accord ci ak ñoom ci xeex bi ñeneen ñi ba tey taxaw fa ñu taxaw rek jàpp ni avortement waruñu ko légaliser fii ci Sénégal naka noonu nag Xalaat TV def nañ benn vidéo boo xamante ni ba mu génnee ak yi nga xamante ni fësal na ko ci biir andiwaat na jiixi jaaxa ci xelu doomu aadama yi ndax ñoom ñi ngi xam le ni rek ñu ngi yëgal ni yéen xale yu jigéen yi lay waxal ñi leen di wax am doom choix la ñu bëri ci ñoom mosuñoo bëgg dégg alxayri ba noppi atteindre nañu ménopause maanaam mënatuñu am doom ndax seeni at après daal ne picc bu lakk ci taat dafay bëgg morom dara gënul neex bànneexu jàkkaarloo ak sa doom yàlla bu mu ump kenn poste bii la def démb mais dafa bëriwaat jiixi jaaxa ci bopp doomu aadama yi ndax ni ma ko waxee rek avortement médicalisé bi ci fañ ko tegee woon posture bi ñu ñëwee woon raison bi ñu bëri mënoon nañ d'accord ni lii xel nangu na ko ndax doomu aadama bi surtout jigéen amul lu dul boppam bu ñu ko sàkkuwee déjà rek loolu traumatisme bi lay def ci moom rawatina mu jëlee ci ëmb xam nga tamit nga won na lor boo xamante ni buggoo ko rawatina chaque jour mu lay fàttali na nga ko amee loolu am na conséquence tamit yoo xamante ni dafa bëri lu muy yàqal ku jigéen kooku noonu ci giiru dundam wala ba impact yi nga xamante ni da koy am ci doom boobu nga xamante ni moo sosu ci viol boobu noonu ba xeex boobu ñu bëri àndoon nañ ceeg ñoom pour nanguñu autoriser li nga xamante ni mooy avortement médicalisé bi pour certaines femmes yooyu noonu mais tey bu ñu demee ba gis ni am na leen lu ci laxasu ni lii buntu la rek pour mën a jàllale vote boobu au niveau de l'Assemblée nationale mais après dañuy daal di rek fexe ba bépp jigéen rek boo xamante ni war na lor su ko sentiratul mu dem ñu daal di koy nangul dindil ko boobu les grossesses là ça pose encore problème parce que duñu fàtte mukk que le Sénégal bien vrai que c'est un pays laïque mais tey bu ñu xoolee côté christianisme ba ci côté musulman yépp kenn nanguwul ni avortement mën nañ ko légaliser ndax ñoom ay démarches jot nañ ko def seeti ay kilifa yoo xamante ni ay kilifa diine lañu wala kilifa aada mais ñoom ñépp boo xoolee dañoo rejeter rek ànd ak lëkkaloo ak ñoom pour rek ñu mën a atteindre seen objectif muy avortement médicalisé bi yemuñu foofu ndax ñu ngi dem bay xamle ni ki nga xamante ni mooy professeur Pape Touré moom ba muy démissionné foofu la nekkoon ca Dalal Jàmm li waral mu gën a démissionné mooy PMA bi nga xamante ni mooy procuration médicalement assistée maanaam ñu dem ba nga xamante ni jigéen bi bu toogee ba sentir am doom ñu daal di koy permettre mu am doom te du sekk ak góor maanaam ay grossesse yoo xamante ni dañuy jël sperme daal di la koy voilà daal di merci donc moom loolu nangu ko woon na dafa gis ni xaalis bëri bi nga xamante ni ñu ngi koy investir pour daal di créer bërëb boobu noonu ci biir Dalal Jàmm ak énergie bi ñu ciy def ak koppar bi ñu ciy dugal y a plus urgent au Sénégal côté santé war nañ mën a gën a bàyyi xel yeneen yi que yii nga xamante ni moom la ñu bëgg daal di rek andi fii ci Sénégal donc mu andiwaat jiixi jaax ñu ci ñu bëri ñoo xamante ni ñoom jàpp nañ ni au début juristes yi ba ñuy fësal ni dañu bëgg rek ñu daal di autoriser li nga xamante ni mooy avortement médicalisé bi ba ñu nangoo woon sax ànd ak ñoom ci xeex bi lëkkaloo ak ñoom ci xeex bi parce que pas mal de jigéen man mi personnellement bokk naa ci ñi nga xamante ni dama ne woon c'est très normal pour ñu adopter loolu pour jigéen yi nga xamante ni dañ leen sàkku wala dañu am grossesse ba ci biir
mu am andi ay jafe-jafe mais tey bu ñu demee ba ni lii kat dañ koy mbubboo rek bu ñu demee ba ci càppaacoli bi dañuy dem ba nga xamante ni jigéen boo xamante ni rek bu toogee sentir ni moom war na lor bi mu am sentiratu ko bëggatu ko dafay daal di ŋàpp pochetam rek dem hôpital ñi daal di koy dindi la sort pose encore problème. bu nekkee viol la man je suis tout à fait d'accord pour mu dindi ko parce que déjà viol le traumatisme bi mu àndal waxuma la ak nag ngay tiim chaque jour xale boo xamante ni c'était pas désiré mi ngi koy def si ay fitna nga ko recevoir donc côté boobu moom man nangu naa ko ak fi mu waxee tamit ni que mun nga won na lor mën nga nekk ak sa borom kër fekk boobu même buñ ko légaliser wul peut-être ñoom docteur yi légaliser nañ ko parce que on voit pas mal de grossesse extra-utérine yoo xamante ne doom dañ koy dindi dañuy en tant que gynéco dañuy interrompre grossesse bi parce que xam nañ ni nekkul si bulle bi te boobu bu développé yow mii maman bi mën nga daal di ñàkk sa bakkan donc bu ñu xool li leen arrangé xool li nga xamante ne tam arrangé wul ñenn ci askan wi nañ waxtaan ba juboo rek du doom boo désiré wul tamit vraiment c'est pas quelque chose d'agréable ay réserve également parce que Sénégal yi lu mu dugg mu ëpp parce que problème bi yàgg naa opposé ñi nga xamante ni ñoom ñoo féete ci diine bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy di ñii di fajkat yi wala ñiy xool ci wàllu ëmb ak wàllu procréation li ko Aïcha waxee te boo xoolee tey ci diine ji man damay dégg ñu ne islam amul fu mu daggana ne ni ku ñu violé dangaa war a dindi sa ëmb xam nga foofu dafay poser problème moom dafa wax ni su fekkee bakkanu yaay jéeg doom ji dafa nekk à risque mun nañ dindi mun nañ procéder à l'avortement donc kon fii nii tey jii am na lu leen opposé te lii dafay doon waxtaan boo xamante ni dafa war a dox diggante ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàll wi ak ñi nga xamante ni moom moo féete ci diine bi pour buñ koy tënk ak di ko yóbbu ban koy voté tey jii di ko yoonal mu am loo xamante ni tey jii boo demee ba ci kër docteur war koo dindi soo waxee lii ak lii ak lii la ñu xool ndax dañ la koy accordé wala duñ la ko accordé dana Sénégal kopp la bu amul kubéer déjà bu ñuy wax fii lu fi waaye neex def tey lii dañ koy daganal tey jii mu ngi mel ni loi ci viol bi am na ñoo xamante ni ay lii lañ ci ay victime lañ ci dañ leen di taqal tey jii lu ñu nekk ñu tëj leen tey seen giirub dund alors que nekku si pexe yi bëri na donc tey jii il faut ñu organiser waat mbir moom ba mu nekk loo xam te ni jigéen ñi dinañ ci gis seen bopp population bi également kenn du ci ŋàññi moroom bañ a nekk fa ci xoo voilà contraception li ñuy faral di une mineure bu dem hôpital ñu defal la contraception nga def sa piqûre wala nga def sa yaa xam leen te kenn du la laaj ndax am nga jëkkër wala dara donc finalement foofu la nar a mujjee rek non li ñuy faral di gën di teg pour mu nekk solution d'habitude mooy gën di nekk lu ñu lor parce que dafa apparaître déjà lu waxoon naa ko sànq baat bi lu nuyoo ci lu feeñ ci sëy rek fekk nuyoo ci ngoro ga gis nga tey li xew ci affaire viol bi war na mën a yeey askan bi ñu bëree bëri te nit ñi lu bëree bëri aussi luñ ko xool on nous parle de 95% 5% yi sax déjà seen biir nanguwuñu ko alors lan la ñuy gësati te aussi dafa am tamit benn contradiction bu si nekk dafay am comme ki nu mu ko waxee Aïda ay borom xam-xam naan ni que diine nanguwu ko man dégg naa ay oustaz tamit def benn débat à la télé ñu ne bu nekkee fœtus la boobu diine nangu na ko parce que nekkagul nit donc y a des choses yoo xam ne am na tuuti contradiction si biir wax dañ cee waroo kon xanaa waaw am na tuuti parce que dañ naan fœtus la ñu ne du nit parce que boobu reyoo nit fœtus la donc ñi tamit ne nit ngay rey dafa xaram doo comprendre donc daal en tant que femme lu yàlla sàkk ku ko rey dañ laa considéré ku rey nit lu yàlla sàkk en tant que kenn du ko rey en tant waaw que bu nekkee lorewul tamit précision bi bu fekkee lorewul comme cas bi nga wax lu yàlla sàkk bu lorewul kenn amul droit rey ko en tant que femme même bu dul difficulté yi ñuy nemmeeku des fois si yenn jigéen ñooy bon na lor yi man je pense que une femme violée am na droit pour ne grossesse bi bëgguma ko ñu dindi ko parce que tamit am na loo xamante ni tant que dundoo ko mënoo ko xam je pense que viol rek traumatisme la nga rawatina nga jël ci ëmb boo xamante ni bëggoo ko di ko xool chaque jour di ko dund xale boobu conséquences yi def nañ ci ay débat yu bëri ay documentaires et c'est des enfants pour désirer la plupart du temps et des fois dañuy subir ay injustices yoo xamante ni ñoom tamit demandé wuñu à naître et des fois poids société bi rek moo leen ko teg donc débat la comme ni ngeen ko waxee rek waxtaan ba juboo mais ñu jéem a fexe ba bañ a lor kenn rek si waxtaan ba juboo ni bés bu ngeen ci juboo et puis bañ a lor kenn loolu laa leen andil tey ci buzz du jour. ayca di ko jaajëfal bu baax a baax ci li nga xam ne moom mooy buzz du jour bi di kontaan bu baax a baax ci loolu